doxantul Serigne Bass Abdou Khadre day tus ñoo nekk fii ba léegi di sonal nii nee naa leen ñun ñoo tooñ suñu bopp xam nga la moo du ma ne sax ñun ñoo tooñ suñu maam yi ñoo nu tooñ ak tarixa bii nii xam nga ba tarixa bii nii ñëw emmerde nu toog suñu bopp yi tamit parce que tarixa bii nii ku ko sumb lu mu woote du lii encore une dernière fois Serigne Touba Serap Fall tarixa bi ba mu koy teg lu mu si woote luy mouridisme sax moo mouridisme du lii ñoom nag ñoo fi créé seen benn affaire de con ñëw teg ko fi muuroo ko si turu jàmbur si yoonu jàmbur si liggéeyum jàmbur di duul di fen léegi nag wax gi moom mooy lan ñun suñu maam yeenu tooñ sunu maam yeenu tooñ ba affaire yi di màgg ban ko gisee suñ ko teeloon fay teel a wax dëgg bi lii du fi toll fenn lii du toll fenn mais maaxallaa sunu maam yi gisee ni ki nu naan dof la bu njëkk ba gisoo même ñun sax ba nu siy commencé loo doon wax soo nekkee Baye Fall du naan la dof na dem na noonu leen fa nekk coolu garaawul bàyyi ñii ay dof leen ñii wérunu kii ni nanga moytu leen ay kii nu toog di leen seetaan ba affaire bi ëpp loxo nag affaire bi ñëw ba toll à un degré boo xam ne ni que nag dëkk bi yëpp léegi nag mujjee faa jaar doon ay dof lii sunu maam yee nu tooñ ñii waloon nañ ko freiné dès le départ teel a wax ak ñii wax leen dëgg parce que seen affaire dof bii bañ ko fi tegee boobu ba léegi sénégalais lii la toujours day am problème nu wal koo lijjanti si tooy bi comme affaire de Aïda Diallo bi nii commencé ay affaires yoo xam ne du koy wala ak Cheikh Béthio ba muy commencé ak yeneen ay salbendong genre salbendong yeeg ay genre masara yeeg tous ces conneries là genre xam nga Ouzin Keïta yeeg tous ces dérapeurs de la nation là lépp suy commencé nii lañ koy gisee muy commencé sunu kanam nu wal see mën a jug ut si saafara léegi nii lijjanti ko balaa affaire bi di gën a màgg fii la ñuy ñëw toog di jaay naafiq non kii dafa dof kii wérul wax kii de ay nangam kii ni nangam dem toog di seetaan ba affaire bi ëpp nag ba rëy doole nag ba daal di ñëw nag ba dugg si sunu biir kër yi ñun ñuy toog da ngay daw foog nag da ngay ñëw ba gis sa doom nag mu daal di bokk si yooyu nga daal di toog nag xulli sa bët yi nag naan mais c'est-à-dire est-ce que c'est que nag te fekk ñoo toog di ko seetaan am na wax yoo xam ne du nga koy lijjanti si tooy bi duñ koy taxaw lijjanti ko léegi wax ko léegi après léegi xam nga ku mer nag mer yaa xam mais yu bëri ñun ñoo toog see suñu maame nu tooñ ba gars yi nii jël tarixaw mouridisme bi def ko naka su dul noonu tasaare ko yàq si de la mer ba affaire bi toll fii nii léegi nag nit ñi di commencé naan ay kii suñu maamee nu tooñ li du nga ko waloon arrêté billaahi du nga ko waloon arrêté dès le départ wax ak ñuy dëgg amul ay dof leen ay bàyyi mu kii moo tax ñun ba nu ñëwee soo dégg naan ay waay dof na di kii ni nangam Baye Fall bu njëkk ko doon naan dof nga parce que lu tax ñoom ay dof la lañ jàppee woon ay kii parce que lu ñu doon def ñoom yàgg ne noo gis ñuy def ay affaire dof toppeewuñu yoonu sëñ bi toppeewuñu maam xoolal ay jëfam toppeewuñu maam fullam toppeewuñu maam pas-pasam mais ñoom danoo topp lan si bëgg lu yomb bëgg ñëw toog dundee jëriñoo yore wax gi saaga kon-kon si kaw nit ñi bërëngu bëgg lu yomb quoi bëgg lu yomb feesunu si tool yi feesunu si bureau yi feesunu fenn si mbedd yi leen fees ki ratissé maa jaala ki yalwaan soo jógee ñuy am na ñuy expliqué ana ñuy liggéey dëkk bi jinne yi léegi ñooy liggéey dëkk bi feesunu fenn lu dul si mbedd bee yalwaan ki dugal seen loxo si poche nit ñi soo waxee ñuy am ñuy expliqué Baye Fall dëkk bi dina jafee defar parce que lii gars yi xam nañ fu problème bi nekk bëggunoo wax si yax bi du ñuy tourner ba pare bëgg yax bi rafet mënul ne comment vous voulez faire le pays là mënul nekk vous voulez faire le pays si ay fen bëgg def la defar dëkk bi si ay wokku ginnaaw ay naysal ay sexal ni tàngal du dem sa patron bu lay fay xaalis yor sa kër yor sa dépense yor sa di la fay chaque fin du mois bis boo dofloo si liggéeyam da lay génnee pourquoi te pourtant chaque jour nga koy andil ay milliers nga koy du ma ne sax ay millions mais nga koy dugal ay milliers de mille par semaine wala par mois moom tamit muy suturlu si yow mais t'empêche que benn erreur ngay def mu génnee la lu ko def parce que on s'amuse pas avec certaines choses mais ñun nag ñoo fi nekk di konkon garaawul coolu nañ ko bàyyi mu ba mu këpp entreprise bi nag wala mu xam nga mu yóbbaale kees bi nag ne daal di daw nag wóori jëpp xam nga diw gisoo diw kii ni nangam diw léeg-léeg nen kii ni nangam Baye Fall yéen da ngeen a neex Baye Fall dafay di foog nu changé ko lii dafa yomb gars yi ay nit ñoo xam ne balaa ngay deenu na la sëñ bi daf maa dimbali sëñ bi jàppale na ma sëñ bi ma dimbali kii nangam sëñ bi dimbali na te mënoo dimbali sa ndey sëñ bi nan la dimbalee sëñ bi dimbali la te yow sa ndey ak sa baay ngi toog yow sa ndey mënaloo ko dara sa baay mënaloo ko dara mais sëñ bi dalaa dimbali léegi nu toog nu ne la bon léegi explique-moi man na la explique-moi nan la sëñ bi dimbali yow ban dimbal nga may wax ay dimbali yow malkiya moo defar sama ëllëg mën na la léegi yow noo xamee ni que moo defar sa ëllëg yow da ngaa dem ba ñëw da ngaa dem ba gis ni que sa ëllëg ba defaru na nii comme yow visité nga noonu ba yegg si nii man damay jommi
souvent damay jommi sëñ bi su la defaree da ngay mënal dara sa bopp mën a defar dara sa ndey ak sa baay sëñ bi defar na léegi defar si nan explique-moi le defar c'est quoi moo ma tax a xam yàlla moo ma tax a kii nangam kii hey comme yow ba nuy li xam fii di nodd xamoo yàlla ba ngay màgg sa ndey jox la bu ween te defar la ba nga màgg yow ba nga tool xamoo yàlla après léegi man su ma toogee su ma la ne yow yaa njëkk manqué lu de respect say waajur yow yaa njëkk saaga say kilifa ne yow say kilifa duñu gat say waajur yow xamuñu tous amuñu parce que yow yaa parce que yow loolu sa waajur def lépp yow ba nga toll ni punkal mën a lekk yàpp mën a naan ndox xàmmee gauche xàmmee droite xàmmee bu tàng xàmmee mu sedd bëgg jigéen mën a xooj mën a génne xàmmee nooy solee daal xam nooy taxaw xàmmee penkook joor xam loolu noonu lépp xamoo diine nga bàyyi leen fi dem uti ji leneen yow yaa njëkk a toog ne say waajur sont des vauriens c'est yow yaa ko njëkk a wane yaa njëkk a tuutil say waajur yow yaa njëkk a suufeel say waajur yow yaa njëkk a toog seen kaw balaa kenn di am balaa kenn di lay ñàkkal fayda yaa leen fi bàyyi ñuq dem di lijjanti leneen sëñ bi da laa dimbali nan la sëñ bi dimbali expliquez-nous sëñ bi da laa dimbali atum yàlla sa ndey gisu la atum yàlla sa ndey gisu la mais sëñ bi da laa dimbali atum yàlla sa baay déggul si lu nga ne xamul si lu nga ne yaa ngi si mbedd beeg dugal sa loxo si poosu nit ñi sànni ay këll taxawaaloo ki yuuxoo ki fëgg ay sabar mais yàlla yow nga ne sëñ bi da laa dimbali tool yi ne fi yàng métier yi ne fi yàng atelier yi ne fi yàng ba si sax école yeeg yenn cours de rattrapage yi ne fi yàng il n'est jamais trop tard pour apprendre jamais trop tard pour avoir un métier wala faire des connaissances et servir quelque chose non lépp ne fi yàng amoo métier jàngi woo defoo dara li jënti woo lu mën a liggéey dëkk bi lu mën a liggéey jàppale loo xam ne que mën ngaa jël sax chaque weer wala chaque vendredi dara yóbbu ba Sunday même su nekkee ñaari junni wala ñetti junni na ko téel non yaa ngi si mbedd bi fëgg ay ndënd sànni ay lekkete ki përie ki tëdd si tali bi bërëngoo ki mbëkk ay tibb suñu waxee nga ne sëñ bi dalaa dimbali ana dimbal bi ana dimbal bi man dama bëgg nu may expliquer parce que ndimbal yooyu la ñuy wër ñun tamit léegi su ngeen demee ba gis ko faut pouvoir l'expliquer pour ñun tamit nu mën koo gis nu ñëw ndimbal yooyu la ñun de ñun amuñu ndimbalu sëñ bi am nañ ndimbalu yàlla waaye fii nu toll de su man de sama ndey su dundoon chaque weer la wax ma la sama maam laa mujjee jëlee daa ndeyloo chaque weer moom du ma sax wori parce que c'est automatique mais sëriñ bi dimbaleegu ma nag yàllaa ma dimbali sama soxna maay jox sama dépense sama doom maay toppatoo waaw ak ñeneen ñoo xam ne xaw ma sax fu ñu jógee ku faqas solo ku si am wërsëgama ku si mën a kii ma def lu yàlla mën ak lu yàlla lu ma fi yàlla bàyyi lekk mais instant gi du sëñ bi de sëñ bi dimbaleegu ma parce que sëñ bi su ma dimbali woon xam naa ma mel ni yéen nekk si talibé fëgg ay pot bërëngo mbëkki ay tibb dugalaat continuer di dugal sama loxo si poos yi ak i yuuxu amerde nit ñi yee nit ñi guddi ak i ne waaw sëñ bee ma dimbali expliquez-nous nan la leen sëñ bi dimbalee bu na dëkk bi sa Sénégal fayoo leen fa taxe amoo leen fa benn income dugaloo leen dara Sénégal doxaloo leen dara lu dul toog si taatu baas dem yelwaa lu nit ñi di doxali as ruusit yu ñuy yóbbu seen kër la ñuy dagg tuuti may leen pour yéen ngeen koloo dajale ko dem yóbbu ko fii ak wax gu bëri nan la leen sëñ bi dimbalee sëñ bi da laa dimbali yow si yoo xam ne que yow lu ngay dundee di sa làmmiñ bi lu mu rëy lépp si ñu yàlla dimbali ñuy dem uti ji ab dërëm ngay koc si tali bi ñu jël seen 1000 francs jël si 100 francs jox la wala 100 francs bu nu am jël fukki dërëm jox la yow loolu ngay dundee mais sëñ bi da laa dimbali may laajte nan jërëjëfe yàlla sunu boroom daay damay laajte parce que souvent wax gi ñoom foog ñu koy firi wax pour wax rek dire pour dire rek parler pour parler rek c'est facile mais wax tamit
ak ay affaire yu démonstration wala lu concret moo ëpp njërmande lu tax tey jii nii nan laa ko mën a waxee si gémmiñu ces gens de personnes en même temps tontu lu tax tontu diis wala dëgg diis seen gémmiñ le fait de tontu lu tax njëkk ak teraanga diis seen gémmiñ tontu c'est comme sànq am na kenn ku ma yónnee message ne ma damaa waroon poser samay question façon bu gën a yaru quoi ma ne ko lan may façon bu yaru mu ne ma non parce que nu may poser question bi dafay mel ni damay contester ma ne ko ah mais question kay boo gisee égal à contestation question c'est une contestation parce que question c'est ce qu'on appelle se remettre en doute fu question am remettre en doute am na donc je ne vois pas le rapport oh non yow nu ngay waxee daal daa mel ni da ngay affirmer ma ne ko mais c'est bizarre parce que les gens souvent on dirait que ils sont lents à la détente ils sont lents à la compréhension mais ku dem ba teg doute ba teg opposition si dara ça veut dire que moom am na benn portion wala benn petite part bu mu jàpp ni que bii moom mooy bu baax bi moo tax muy mën a di douter ba muy teg doute nag teg léegi proposition d'insubordination léegi c'est à toi maintenant de pouvoir reformuler et maintenant de le faire accepter wala de trouver un mot si njëkk ak teraanga d'une façon que moom il pourra le comprendre. Si tu ne peux pas, tu avances parce que de toute façon tant que l'opposition wala affaire bi di am te saaga amul manque de respect amul où est le problème? Lu bon kay mooy quelqu'un qui s'oppose avec de la violence ou alors avec des mots indignes. Des mots indignes. Là maintenant, ça devient un problème. Mais ku ne saagawuma jéggalu tooñu mais poser ay questions wam tegu je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a de lu lan moo si am si lu réew wala question bi leen walul poser. Donc à un moment faut gars yi di expliquer on veut que comprendre lu ngeen di wax ba mu jaral leen fëgg seen dënn xotti seen mbubu nu nga ti seen baatu yëre futteeku xeex ñun c'est ce qu'on veut comprendre amaana ñun bis buñ ko comprendre dinañ pare pour xeex ak yéen sëñ bi da leen dimbali expliquer nous nan parce que ñun on ne parle pas si ay wax ñun genre nit leen boo xam si lu ñuy gis on fait aussi du palpable da ngay wax nu jàpp ba pare tourner di xool tu nous montres du palpable sëñ bi da leen jàppale ñun na leen ndokk dégg nañ ko macha allah tabaarukallah sëñ bi moom jàppale rek la mën dimbali nu moo taxoon mu ñëw pour fii bon léegi nan la leen dimbalee ndax yéen dimbal bi lan ngeen jàng yéen si lan ngeen jàpp si lan ngeen jàpp lan ngeen dimbali ko si lan la leen dimbali si ban parti parce que tamit nag parti yi souvent te mu bëri léegi nan la sëñ bi dimbalee parce que ñun si lu nu gis ni que sax yow avant ngay takk baat buum sa baat au moins di nga yeew souvent génn sa waa gaale dem taxaw wàcc ñëw kii yaa ngi si gaale tu essayes tu fais quelque chose mais après ba la sëñ bi dimbalee da ngaa bàyyi tout da ngaa wasaru ñëw toog daal di ne da ngaa am iman noonu léegi yow toog si taatu baar yi kii kay taatu bâche yi taatu mbaar yi nekk si ay affaire di lijjantik di dugal si di fëgg ay potak lu nekk nga dugg si mais yow amalatoo dara sa bopp njëriñ amalatoo kenn njëriñ mais sëñ bi dimbali na la léegi man nu bëgg comprendre yéen su ngeen demee ba toog ba ngeen ne sëñ bi da leen dimbali lan ngeen di xool lan ma si nan la leen dimbalee parce que comme ni ma ko waxee la majorité wu ñu si toog fi di wax parce que si ay gel la ñuy dund hein gel bi la ñuy dund comme ni ma ko waxee suñu amee 2000 3000 seen poche sant nañ fayuñu dépense joxewuñu fayuñu courant jàppalewuñu maire bi weer bu dee xamuñu nan la ñuy duggee xamuñu nan la kër gi demee ñoom dañuy yeew nu tegal leen coob ñoom suñu feebaree sax du leen yóbbu am na si ñoo xam ne su daanoo ba daanu sax du leen takkal jabar yore leen yor seen jabar nu nekk si biir kër gi di jur di teg di konkonlu soo waxee nag ñoo ñooy wax xamul ils ont aucune charge amuñu benn yiite dara waru leen moo tax ñooñu xamuñu yiite wu àdduna xamuñu solo àdduna donc dimbali ñooñu dafay yomb
dimbali ku dara warul dafa yomb loolu utal ko banre wala jëndal ko basang dara waru ko jox ko basang jàppale nga ko mais ñoo xam ne ni que am nan ngay nan dimbal bi nan la parce que tey soo demoon tey jii nii sëñ bi dimbali nga toog si taatu bâche nga yor ay doom noo leen di dimbalee noo leen di dundale yaa ngi dundal déjà sëñ bi ak i doomam moom yow yaay dundal sëñ bi ak i doomam yow say bos yow nga bàyyi leen fii nuy taxawaalu ñu si bëri paa yu ñàkk fayda yu nga gis yëpp nekk si yooyu noonu takk ay laxasaay di taxawaalu di kii ñoo ngi bàyyi seen njaboot yi toog suñu añee duñu reer suñu ndékki te ñoom ñoo yor dépense su sëñ bi soo waxee ne sëñ bee leen jot sëñ bee leen dimbali nan soo leen gisee nu nekk ay paa yu ñàkk fayda nekk si suuf taatu baas yi bërëngoo kii mbëkk tibbeek yuuxu ak seen i karaw yu weex tëpp yuuxu takk ay ndigg doxee tànku neen yàlla ko ki fecc ki kàppar ñi soo xamee fu nu dëkk nga dem fekk seen kër yi seen jabar yi ñoo nekk si mbedd bi jaayi taabal ki kandang pour mën a dundal kër gi mais ñoom ak ñoom lu ñu yor dem sànni ko ñoo ngi si mbedd bi taxawaalu suñu yegsee si kër gi bëgg faa yori kàddu lu am si kër gi du ñu xam lu mu demee soxna yi ñooy nekk di naaw di rey seen bopp di matal affaire bi di leen suturaal soo jógee nu ne la sëñ bi dimbali nu sëñ bi dimbali nam nan la leen sëñ bi dimbalee nañ dimbali suñu bopp moo gën nañ jug dimbali suñu bopp loolu la leen wax moo gën arrêtez ces petites piiteries yi ngeen di def arrêtez ces piiteries yi ñu def ñu ñëw liggéey dëkk bi loolu laa bëgg pour mu clair Ibou Diop Ibou Diop nga ne qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie jusqu'à présent Ibou Diop alhamdulilah tabarakallah macha allah yàlla suturaal na ma may na ma bant jox na ma njaboot dénk ma njaboot alhamdulilahi macha allah mu booleel ma tamit di suturaal ma weer bu dee seen dara du manqué alhamdulilah macha allah man mën naa mel ni ma vagabond ma mel ni buuju man ma mel ni undu ma mel ni kii amul problème parce que man maay kilifa bi man maa wala uti ñëw xam nga leer neexal kër gi man maa ko wala neexal mais ñoom suñu lekkee suñu xolo tëddee nelaw su lépp matee rek man c'est comme si xolal maa ngi àjjana parce que matal naa sama yéene matalaale yéenewu ndey déggoo ma de yéenewu ndey sama ndey dafa dee jaayante ba dee ma ñëw awu leen toog si place bi déggoo ma de di ko matal chaque jour ki kontaan aj naa ko fii la nekkoon di bëgg bërëngu waat si affaire yi kii ma ne ko non yow léegi laa la sang nga bëgg wëlbati affaire yi si mooy loolu quoi moo tax ma ne la sama waaj aw ma dara waaye maa ngi sant yàlla quoi loolu laa réalisé gum instant gi sant yàlla xam nga maa ngi toppatoo sama njaboot maa ngi siy góorgóorlu kenn yorewul sama dépense la waaw maay góorgóorlu su méttee ba métti daal waaw su méttee ba métti après laa fi am xam nga ñun ñaar ñoo ngi fii di jàppalante ñoo ngi dund loolu lañ réalisé gum si sunu life léegi nag moom le reste nag moom amul problème ñoo ngi ko jël jox ko si sunu dëkk non dara man maay wax wallahi di laabe kii di kay saa waa ji naan ma dee kaañoo naan ma qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie jusqu'à aujourd'hui comme moom papaam lu mu def si dëkk bi non xam nga gars yi souvent moom baayam bul wax sa papa baayam ndey lu mu def ndey man famille si dëkk bi booy boobu day métti amaa am nga souvent papa yi nu tooñ leen ak yaay yi sax du leen di tooñ souvent parce que souvent ñoom sax nu nekk ay nit ñun ñooy doomaraam suñu doomaraam bu bopp moom du ma ko wax mais moom si boppam la moom danay man ma ne ko man su mu dee man sax am naa njaboot boo xam ne kenn joxalu ma dépense maay góorgóor pour bañ a wax sama baay ak kii parce que foofu day sori beneen compétition lay doon parce que moom amaana sax moom si lu mu nekk baayam mën na mu toog di jooy naan ko bàyyil ma bàyyi faal yi te nga dem jàkka ja demal julli ji demal wasifa demal xadara ja moom mu nekk ki leer am xam on sait jamais souvent nu wax sunu baay te fekk ni que baay bi billaahi baay billaahi xam nga yooyu waar moo tax baay moom kenn du leen sonal amaana woote nen ba sonn kaay leen julli dem leen kii sunu gars yi nekk fii di siisu oui man moom mooy loolu gis nga may booy moo force affaire bi daanu yéesi tamit bu ko bañ mu nakari mbalaan ba rek dañuy xëy di woote suba fajar timis bu jotee dangeen woote ku ko bañ a dégg dañ ko dégg par force
waaw moom di ngeen ko dégg allah ajuma dem loon ajuma du dégg ngeen ko mooy beneen ajuma encore ngeen dégg sama day sama gaay waaye man daal déggoo leen de yéenu yàlla jàppale daal yéenu yàlla jàppale ku nekk fu nekk ñun man du ma ne sax ñun dama naan waaw su ma naan ñun dama naan comme ñu am yéene gu mel ni man ñu am xol gu mel ni man lu ma yéene sam bopp loolu laa yéene tout le monde loolu laa yéene tout le monde yéen a ngi comprendre moom mooy lan te looloo wala mën a am mooy tey jii nii jamono ji ku nekk wal naa mën a kandang wal ngaa mën a kandangal sa bopp di dem te kandangal sa bopp bi nag du si toog si taatu bâche yi lay mën a doon taatu bâche yooyu noonu du kenn du fa ka kandang dara du la fa fekk maanaam sunu baay ñoonu ne tëdd di nelaw dara du la fekk si tëdd di nelaw ah su nekkul si carton bi si entrée buntu bi noonu moo ngi si kaw kaaf bi sunu baay du doon yee naan leen jug leen ngeen dem julli ji jug leen ngeen dem jàng ji jug leen ngeen dem liggéey ji jug leen c'était pour que nu am dara pour que nu mel nen pour que nu am benn taxawaay yéen a ngi comprendre léegi nag tey danoo toll foo xam ne que léegi lu mu dee ñun ku si nekk war naa mën a jëriñu kandang as tuuti doxal te loolu war naa mën a ne mais du si taatu bâche yi du si toog maanaam ni que du ñu doon yee pour ñuy jug mën a dem defaru ji waxatuma la ak dëju nag riigu waxuma la ak riigu toog di wax suñu bëggee defar dëkk bi du ñuy bàyyi bâche yi bàyyi kii jug heure julli jot nu dem julli ji wala heure jaamu jot nu dem jaamu ji suñu paree nu gaa di génnaat tegu si tali bi ñàkkante kook mbedd bi lijjanti kook si mbedd bi ak lijjanti kook tamit défaillant yi doomaraam yi nu dénk dëkk bi nu koy foowee dem jàmmaarlook moom noonu la ñuy defaree dëkk bi mais ku nekk su bëggee daw dem làqatu si suufu taatu kii baas yi wala si ay ginnaawu kilifa ay dem toog fa di naan ay nii ki nangam ay sëñ bee ma dimbali ay man ki nangam ay isa jéewale ay xawmali nangam dara du dox sa kër doo fa joxe dépense ba waxatuma laa dëkk bi di taxaw ba dëkk bi di taxaw billaahi wallaahi wal taalaahi loolu moom mooy dëgg léegi nag wax gi moom mooy lan instant gii nii nous sommes en 2020 yàlla di collier bi oh maa ngi ko teg si douche ba ma koy sang don't jump voilà slow down yes slow down slow sama gaay loolu rek mooy tax tey jii nii tey dëkk bi changé comme nu ma ko waxee rek ah non Babacar Ngom Sedima woo ko man je suis d'accord ak coow leeg lépp xoolal danoo wala xoolaat suuf sépp ñun ko jox xoolaat nu leen ko joxee titre yeeg compte xaw ma nan la demee ñaata leen ko jaayee bon léegi du ñuy dellu man je pars toujours plus profond comme ni ma ko waxee suuf si duñ ko jaay saa waaye jënd ko kan moo ko jaay ana ku ko jaayoon naan leen ko jaayee ñaata leen ko jaayee ana xaalis bi après bon ko jaayee fan leen ko dugal nguur ko jaay nguur ban la nguuru Ablaye Wade ok nguuru Ablaye Wade ñan ñoo nekkoon jamono jooju toog c'était quel ministre qui était à ces époques sur affaire yooyu ne leen woo les dossiers sont toujours là suñ fi nekkulee ba léegi papier yaa ngi fi il doit avoir des traçabilités ok nu doxal léegi nag waaw ba ñuy jël suuf si ñoom ñu koy jaay lan leen waxante woon ak villageois yi ñuy jël seen suuf yi léegi ba nu paree jaay suuf si ndax indemniser neen leen parce que gars yi suñu demee bay yuuxu c'est parce que gisuñu dara léegi loolu la leen wala lijjanti quelles ont été les clauses du contrat ba ñuy jël suuf si ñoon di leen ko jaay nan la demee ana xaalis gi fan la xaalis gi dem indemnisation yi fan la jaal kan leen indemniser ñu nu indemniser wul loolu lay wax gi kanta nag jaay nañ ko un Babacar Ngom wala kii man kon ma koy waxee encore je suis d'accord sur ce côté parce que lan Babacar Ngom man nu jaay ko sénégalais c'est un sénégalais quoi mais nañ ko jaay sur les règles mu teg ko sur les normes mu andi fi liggéey moom lu mu def noonu loolu la ñu ñëpp nu bëgg loolu la ñu ñëpp nu bëgg tey ñoo ngi si diaspora bi di liggéey mais ñoo ngi ñaan yàlla may nu koom-koom may nu alal boobu wala may nu loo xam ne tey suñu ñëwee nu mën a ubbi loo xam ne nu dimbali si tamit ay nit jàppale si ay nit développer si le pays moom illaa yàlla dimbalee na ko loolu may na ko loolu moo ngi siy doxal dëkk bi acca alhamdulilah rabbil alamin mais léegi est-ce que moo ngi koy def si yoon wala moo ngi koy def si droit c'est ça qu'on se demande am nga xaalis jaay neen la kii
ma fa tax a dem sax fàtte naa ko. You down. Sit. Come on. Sit. You down. Slow down. Slow. Stop what you're doing. Slow. The fuck? Don't move. I said don't move. Yéen comprendre c'est ça man mon problème pendant ce temps ñu ñoo ngi yuuxu Babacar Ngom Sabadola ay tubaab leen ko jaay teereem nañ ko dem récupérer ji feleen fu ñuy jëlee suñu feere feleen ay turc lañ ko jox nañ ko dem récupérer ji Macky Sall jam ñaajo séddale na ko mboqom bandiraabe yeeg mboqom APR yi nañ ko dem séddale yéen a ngi wax 74 hectares u jam ñaajo yëpp Macky Sall aaki moo na ko di ko may APR yi nañ ko dem lijjanti Malika maire Malika bi jël na suuf si yëpp tasaare ko jaay ko di si def ni n'importe quoi yooyu leen wax mais pas ay ab te tool yooyu am na si yoo xam ne ñu ma leen limal ni ay tubaab leen jël jox ko ay tubaab leen jël suuf si jox ko ba pare nit ñi ñëw tey ñuy wax benn sénégalais boo xam ne ni que état moo ko jaay te gars yi bëggunoo dem lijjanti les clauses du contrat ana xaalis bu mu joxe ana xaalis bi gars yi dañuy jaay suuf ñu fay leen ñu jël xaalis bi lekk ko ba pare dem bàyyi fi coow loolay wax gi loolay nen wax si kalaj gi affaire bi du ay affaire de riche contre pauvre wala xawma riche contre kii non xam nga riche bi fan la jóge mooy affaire bi c'est affaire de doole contre ñu not when I say don't move. Wait, when I say move, you listen. Don't move mean don't move. Wait the order. Go. You have to wait the order. When we say don't move. Loolu lay wax gi de mais ñëw fii nii sama gars yi comme ni ma koy waxee na Babacar Ngom ay kenn nangam affaire de jaay dooleel borom xaalis ak borom ñàkk xaalis yéen da ngeen di nelaw borom xaalis ak borom ñàkk xaalis daa am fu mu tàmbalee daa am fu mu commencé borom am doole kii daa am fu mu commencé muy état jaay doole ñàkk doole jël suufu jàmbur jël ay kii teel jaay ji ko ba pare waxoo loo ko jaay ji leeraloo wane woo xaalis bi rawale xaalis bi ñëw noppi yow kooku kan moo gën jaay doole ak ku jënd ñëw bëgg tabax yëfam wala bëgg def kan moo jaay doole foofu moo tax ma naa leen yéen lu ngeen bëgg a gis bëggoo leen ko yéen a ko tey fu wax gi nekk bëggoo leen koo gis bëggoo leen koo lijjanti parce que ñeme woo leen lii fii ngeen ñemewul xam ngeen wax gi fu mu da ngeen am ñu ngeen ñeme am ñu ngeen ñemewul am ñu ngeen yeb am ñu ngeen yebul xam ngeen fu wax gi nekk xam ngeen bu baax fu dëgg bi ne xam ngeen fu problème bi ne xam ngeen fu coow li ne mais ñeme woo leen faa dem da ngeen di dem jëli Babacar Ngom parce que moom xaalisam rek la yor mais yoragul ay liif wax gi mooy bëri mooy loolu moo tax moom ngeen ñeme attaqué mais nan attaqué Macky wala xoolal nguur gi état Macky jaayul mais état moo jaay nan génnee papier yi nan wax nan la ana xaalis bi ku ko lekk kan moo jaay kan moo nekkoon kii lan leen diggante woon ak baykat yi est-ce que matal nañ ko nu lijjanti kaa bi coow li jeex point barre nekk fii bëgg fee andi tout un problème pendant ce temps ñun sunu pétrole bi kenn waxagu si gars yi fàtte nañ ko gars yi fàtte nañ waxu pétrole bi timis réer na si gémmiñ Aliou Sall dem na réer na si xelu ni gars yi ngi wax yeneen jëfu daanu sareet déggul ma la faire de felen gars yi fàtte nañ ko ñoo ngi si yeneen gàmm instant gi nii gars yi talunu lenn lu dul màggal bi màggal instant gisoo gars yi ngi si mbet bi beeg amerde nit ñi fëggi ay poto ki tëdd si tali bi oui y a pas de problème léegi suuf si gars yi jaay na recherche yi ba mu jeex amatuñu dara léegi suuf see leen dese ñoo ngi mayante suuf si pendant ce temps kilifa diine yi les soi-disant yu fi nekkaloon askan bi wala waxal peuple bi ñoo ngi ne collu nag ñoom xoolal ne tokk di lekk seen wàll nag xoolal kii soo waxee nu naan la dellu leen si kër yi bu kenn génn bu fi kenn yëngu ba nu xam lu xew suñu xamee lu xew dinañ ñëw wax ak yéen ku fi génn yëngu dinañ yónnee ay samba booy nu ñëw yàqate seen kër wala nu ñëw kii doomaraam rek gaa yi nii danoo dof quoi gaa yi nii danoo dof nga xam ni ko mooy loolu boodu
Moodu yow nee na ma dama liggéey oui sama day yow tur ma def maa ko moom yow doo Moodu booy yow doo Moodu du toog di wax moroomam Moodu demal liggéey parce que di ngay xam lu nekk si biti yow da ngaa tuddee sa bopp Moodu te xamoo lu si àll xamoo lu si mbedd